man mii nee na ma rox ba ma ne ko naam mu ne ma sëñ Babacar Si rek laa yaakaar te lu ma wax dama koy def ma ne ko si Malick Ndiogou Fama boo jaaxlee jàkkaarloog moom ci photo bi mu wuyu la mu ne ma yéen laa lay daggal parce que nag dafa xam sama situation ma ne ko boobu ba tey ñu ngi may xas ma mel ni kaña ci TikTok bi ku xuloog man naan ma amoo dara sa morom yëpp a ngi tabaxoo yaramam tàng fugg wax ji metti ko mu ne ma yéen laa lay jox nga jàkkaarloo géej gi mu ne ma te man da baax rek laa yaakaar te lu ma wax def ko kon nag rox bientôt tubaarikàlla moom it mu tabax man moom xam naa aw ma njëgu immeuble waaye na doon terrasse rek nii nekk souterrain am ñaari néeg ak saal nga xam ne su ma jógee Europe bokkatu fa parce que man li may ñëw yëpp suñu kër laay dal su ma fa demee du ma am fu ma tëdd saal ba matelas yi laay damay jënd matelas bu 60 000 lal ko ca saal ba fa laay tëdd ak samay doom bu ma dalee dem Sénégal ba tey musuma fanaan ci appartement ci saal rek laay fanaan nii balaa nit ñee ñëw ma tegg matelas bi daal di koy dugal sama néeg yaay kon nag boo amee ku la bëgg a tàqaleeg loolu dangay sant yàlla mën na loole siyaasal rek rox su mu am yéen ni pied dans l'eau su ma xëyee jàkkaarloog brise de mer jàkkaarloog brise de mer bi man j'aime bien la nature j'aime bien calmos lu calme kon nag yéen ñi ma doon ñaawal naan ma amoo kër naan ma dangaa perte 16 ans Europe cerveau TikTok jéeg bi yàlla ñëw na bientôt ma xuloog maçon kay xas yi nag continuer leen ko parce que xas yi day gën a tax du noonu mu ngi noonu waaw kii lu mu wax rox su bàyyi dugal sa bopp yaa gën a am kër yow mii bu ma ca tudde yow yaa ma gis ak kër man njabootama jàpp di lan laa jënde kër mu juddu ci famille boo xam ne benn loxo laa di joxe dépense di joxe lépp kañ laay dajale lu ma jëndee kër munoo leen a bàyyi teg nit bët da ngeen a foog ne tout ce qui blanc c'est tout ce qui brille c'est l'or waaw mu ngi noonu damaa yoroon sama kër yor samay sœur ak samay frère benn loxo laa benn loxo dafa metti waaw kon nag bu ma gis nii rek foog ne tout est ok sax rek a fi nekk ak sutura xaaral ma jël pro bi xëy na moom tamit waaye pro bi yow it nit boo ko bëggee danga koy jàppale nag pro nga signé nga contrat te ku ne xam ne ne xaalisu football dafa gaaw fi mu toll ay wax jeex na ci réew mi Rox avec son français elle va me tuer yii da laa bëgg di dox waaye romb naa interview boo xam ne paaw tukulóor bi daal paa bu neex la bu toog ku seetaan interview paaw tukulóor bi paaw tukulóor bi ñu koy laaj ci Sénégal gis ngeen interview bi loolu dafa yàq sama àdduna abi non abi doo nitu dara man moom anamu man damaa gëj a gis ay live fam Rox paaw tukulóor temps yi xaw fu mu nekk gëj naa koo gis temps yi dafa gëj a live waa pro noo def sama pro bi nag yaa ngi ci jàmm man de am naa tey ciment de moo des ak li koy tabax sa ndaw na lañ nii tege dëggantaan bébé ubbi leen micro bi nee na ndëwanal laa ngi tege kan moo tëj micro bi man de xawma lu tax ki sama chéri bi heure bu fi yéegee ngeen tëj micro bi iñaan ngeen bébé sa ndaw na moo ngi nii tege dëggantaan bu riche billaay dégg nga lii waaw yàlla baax na su ma jotee ndëwanal li dinaa ñëwaat fii ne leen sama chéri bi jox na ma ndëwanal foofa toj boo wàccee kay woo ma rek di nga ko gis léegi lii de laa xam pro de day gaaw yow de boo ko pro yooyu nga xam ne heure boo leen laajee ñu ne dama am blessure yow de pro nga bu ñu entraîné yow ameloo kenn àq nag tubaarikàlla nag sama chéri bi wax dëgg yàlla ak yonent bi yàlla na la yàlla la fal ca déwénati àq dafa sew de yow de tubaarikàlla ameloo kenn àq comme que yaa ko wax rek baax na waaw mu ngi noonu de yàlla na la yàlla dafa jàmm léegi kon ndëwanal li nii kon dama koy jot normal waaye léegi kay woo ma rek wala mëti géej joom naan booy xaar mu woo la mëti nag xam nga
kii Rox nee na mineur la loolu du dara kii du mineur am na 20 ans et quelques yooyu amul benn problème jamono ji nekk ak xale yi gën nekk ak xaabu tojotoo mu lay sotti ay wax ak di xaran ci sa kaw xale rek nañ def mineur moo noonu. ko baaxal. Rox waaw Rox daal mosuma yëg sa life waaye ah ma laa commencé de. suivre li ma neex ci yow xaar rek ma wax la ko chap chap et je te donne quelques conseils et je descends vite fait. waaw 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 dégg mosuma nga dugg lii sa live mais tu as le verbe facile tu t'exprimes très bien en langue wolof c'est très bien tu as le verbe qui est facile c'est facile de waaw t'exprimer, waaw tu comprends moom la ñuy wax oui moom la ñuy wax da nga littéraire ci wolof ah littéraire dëgg la waaw léegi man li ma neex ci yow gis naa léegi nga dugg ci politique bi daal di faral suñu jàmbaar ji ñu Ousmane Sonko loolu nag laa la bëgg de jàppee bu loolu du ma la jàpp kooku laa la jàppee je me suis dit c'est très bien voilà waay et puis Zélène en dehors de cela ndeysaan am nga ñaari doom parce que man mii di wax ak yow maa ngi Luxembourg depuis de longues années ndeysaan gisoon naa la bi ñu la tooñee nga daal di mer nag ndax sa doom yi ñu taf tout ça ça m'a touché quand même waay vraiment léegi daal Rox moi qui te parle comme ça tu sais avoir absolument une maison c'est pas si nécessaire que ça te bul ne kee am na damaa war a am boo duggee ci loolu sax daf lay sonal dëgg la gis nga man mii di wax ak yow waaw kër awma ko Sénégal mais tabaxal naa sama yaay kër fekkuma sama yaay ci biir kër gi sama yaay gaañu affaire bi traumatisé ma ba nga xam ne xaalis ci boppam sax laa respecté tul oh my god xaalis ci boppam ça ne me dit plus rien ndeysaan j'ai aidé beaucoup de gens l'Afrique m'a coûté presque 100 000 euros parce que je fais des cadeaux sama xaalis xam nga fan laa koy dugal ca banque ba laa ko ne ràpp dugal tëj ko fa am nga fulla waaw parce que j'ai pas besoin de construire des grands immeubles pour montrer aux Sénégalais que je l'ai parce que les grands immeubles que tu construis en Afrique si tu habites pas dedans ça te coûte plus que ça te rapporte vraiment parce que di nga fay gardien bi di nga fay ñëy wër ci kii bi di nga fay ndox di nga fay courant bu fekkee daal dugaloo ko ci internet bi dugal ko ci booking.com di ko louer ay nit doo ci gagner dara dëgg la c'est de l'investissement à perte parce que si tu bloques ton argent dans les banques ça te fait des intérêts ah dëgg la oui moi mes millions sont à la banque je peux pas me dire j'ai beaucoup de millions mais ça fait très longtemps que je suis là je suis venue ici toute jeune ça fait 30 ans que je suis là mais j'ai même pas une case au Sénégal waaw oui parce que c'est pas lu tax ma la koy kii bu mu la traumatiser mu da nga yore ay doom te Europe dafa metti bu fekkee yow yaa ngi liggéey boo xam ne sàccoo dorop cagatu woo affaire bi du yombe noonu parce que tu gagnes honnêtement ta vie dëgg la man damaa bëggoon rek pour su ma demee ni maam fu ma dal xam nga bu ma demee maam fu ma dal mais bu mu la traumatiser nag mën nga ko def petit à petit l'oiseau fait son nid man mi sax dinaa jënd dara côté pour Saly parce que Saly laa gën a am pour sécurité bi maa ngi nii quelque chose à Saly xoolal dem naa si bay wax Edvas ndax li nga dëkk Allemagne ich rede ein bisschen Deutsch mën a Edvas ouais schon freue mich waaw côté Saly dinaa fa jënd dara mais j'ai mis des années même pour loolu nekk sama bopp parce que matériel bi ci boppam laa demoon ba démystifier ko comme que am naa lu ma suturloo rek am nga jom bu fa demee am lu sutur rek am nga jom parce que tu sais on dit en français la dernière chemise n'a pas de poche dëgg la l'argent ne fait pas tout et l'argent ne fait pas toujours la personnalité léeg-léeg da ngay diñ am fulla ak fayda sax te amuloo xaalis bu bari laay dëgg am nañu bari ñu am xaalis bu bari boo gisee ni ñu ko jëlee sax doo leen respecté dëgg la il faut être digne et la dignité c'est pas seulement par beaucoup d'argent parce que l'argent tu sais pas comment cette personne a fait pour l'avoir argent bi nga gagné avec dignité nag kooku mën nga ko tiitaroo man daal li ma lay ñaanal rek yal na la yàlla may jàmm yaay daal gis nga man bi ma ñëwee man daal maa ngi ci mairie maa ngi puus maa ngi lapp maa ngi diw des fois nag ñu def ay crise jalousie daanu sama kaw parce que man de Europe rek laa xam je connais même mieux l'Europe que le Sénégal et puis toutes ces femmes là elles travaillent dans les c'est comment on les appelle c'est les aides de soins infirmiers les aides soignantes am na sama sœur bu ma andi woon fii ñëw na def ko ba retraité ñibbi na tabax na kër Mbuur mu nga kii yam lay dunde liñ koy fay mu ngay dund bu baax benn kër la yore Mbuur tabax ko ñibbi na waaw man maa ko fi andi woon ndax sama mag la maa ko fi andi woon tàkkal ko bu baax defal ko lépp man de bëgg naa ñibbi yaay waaye damaa xam ne bu ma ñibbee fu may dugg ak samay njaboot moo taxoon tey man ni da baax immobilier bu ma mayee terrain bi bu wax ñibbi nag parce que tu as des petits enfants yoo xam ne dañoo soxla éducation non pour après rek ñu dem ba mag yow koy moom xale nga yow daal li ma lay digal daal mooy sa doom yi ñu dugg école am ba kii dal di baax lépp baax léegi nag après nga wax ñibbi
waaw ni loolu man tam maa dëgg la la mag sax waaye man samay millions ñu nga ay banque man bu ma neexoon tey dem Sénégal tout de suite je construis un immeuble ça y a pas de problème parce que man sama xaalis foyewuma ko dama ko dugal ci banque bi du ma tux du ma naan du ma def mais nag damay def social looloo may daaneel un petit peu looloo tax waaw man de aw ma damay ci maye dara lu man bari de avant ma fay jóge ma ne ko ci man de yaay avant ma fay jóge ca Pamecas pa la ubbi woon compte te yow am nga chance sa yaay mi ngi dund carte Pamecas amoon naa ko malheureusement sama yaay gaañu na ma dafa mel ni déggoon naa ko ci internet bi di sa yaay gaañu na de gaañu na de mu ngi noonu dama amu nag ku ma taxawal oh ku ma amoon nii mu ngi noonu waaye aw ma fa dara waaw sa yaay gaañu na nag xam nga sa yaay gaañoo comme man rek man damaa ñëw rek tak rek tabaxal sama yaay ñaari at rek tak fekkuma ko ci biir kër gi dëgg la kooku da ngay dem daf lay traumatiser fekkuma ci kër gi bi ma ko tabaxee sama yaay après ma découragé nag métti da ngay découragé bu découragé c'est dëgg billaay waaw léegi nag xaalis bi ngay am del def da ngay denc ndànk-ndànk rek bu yàkkamti parce que tu es encore jeune ma chère t'as encore le temps et puis t'as tes enfants qui sont encore petits ils ont besoin de toi en Allemagne il faut qu'ils aient de l'éducation nga dugal leen ci yaay fooy denc salaire Europe yi waaw salaire yi bu ñëwee nii yaay xam naa ko de fay location fay facture fay dëkkantinu xale yi fay li lay dese du bari looy denc li lay dese sax du bari man j'ai eu la chance d'être une femme qui est nantie mais je connais bien parce que man sama affaire bopp laa yore mais c'est clair que bu fekkee yaa ngi yore man salaire yi ñu yore sax bu ma gisee li ñuy fayeeku ay 2000 euros ça paye même pas mon appartement dëgg la oui non c'est difficile après les gens ils comprennent pas man 1400 je comprends trop parce que salaire yooyu ngeen di yore bu ngeen ci génnee li génne ci mais li ciy des du bari man de 1400 laay am xoolal 1400 fayul sax appartement bu ngand bi ma dëkk fay dara j'ai un appartement de 2500 par mois dégg nga oui man nag heureusement fayuma kër gi kii moom moo ko jël social la koy fay non man mënuma toucher social parce que j'ai un bon sama niveau de vie c'est différent yàlla kooku ma koy santé sax yàlla noonu nag yàlla jàng la nag waaw yàlla la may de sant yàlla bu baax mais nag bëgguma alal loolu la alal bi ci boppam man nekkuma alal bi sama yaay gaañoo rek la sama xol bi wadd ndeysaan dafa metti non metti na moom moo tax bul di kii naan damay am immeuble damay am lii tout ça c'est rien la vie c'est rien mais nag amal loo sutura rek boo amee loo sutura rek am nga dignité xam nga tam da ngay dem tam ba dangay rus xam nga yow tey nga am laay sa xam nga tey nga toog sa moroom yoo xam ne génnuñu Sénégal di rëkk ay immeuble 5 étages yow nga def 16 ans ci dëkk bi terrasse bu mais la plupart je vais te dire quelque chose la plupart ce sont des vendeuses de piment les vendeuses de piment pour être gentil tu comprends ce que c'est que vendeur de piment les vendeuses de piment voilà vous faites que tu as fréquenté les Camerounaises certains sont des vendeuses de piment et les autres elles ont vendu la honte c'est quoi vendre la honte foofu kenn du koy ñemee wax Sénégal mais le fait seulement ngay vendre produit boo xam ne dafay tuutil nit bu ñuul kooku c'est la honte mooy produit boo xam ne dafay soppi sa yaram nga xees penc mel ni tubaab te ñu loolu du suñu aada loolu it baaxul après nga dem jënd ay karaw yoo xam ne nit yu dee yi tubaab yi ñoo ko moom yow nga daal di koy def ci sa bopp kooku it du suñu aada man comme tu me vois comme ça je suis toute noire et puis mes cheveux sont crépus yaay yan karo comme nan karo marbre yi koy waxal man waaw karo non dama dégg karaw cheveux humains ngay wax waaw cheveux humains waaw loolu yëpp it nekk suñu aada après man nag critiqué wu ma ku mu neex lu la ku mu neex nga xeesal ba xees becc ku mu neexal nga daal def sa perruque c'est ça mais c'est pas de la créativité nekk loo xam ne da nga ko waroon a ne xoolal kii di ko ñee non parce que c'est pas de la créativité c'est de la destruction ils ont eu de l'argent mais par la destruction c'est-à-dire que suñu po lañu xolli pour am xaalis kooku mënoo dem ba di ko ñee bu fekkoon koo xam ne dafa créer benn affaire boo xam ne ci suñu culture la nga mu am ci xaalis wala koo xam ne dafa nekk ci agriculture bi ba am ci xaalis da nga ko naan jaaraama dëgg la kay mais nag duñu critiquer waaye nag bul ñee dëgg la mais duñu critiquer parce que boo critiquer ñu ne dafa soxor bul tudd loolu waaw loolu moom am na moom dëgg la de dañ naan c'est de la méchanceté ba pare yooyu sax lañ lay wax boo nekkee Europe nii di critiquer dañ naan la yàgg nga fa tekki woo dara ñu ngi sote di kokaalaan ñun sote wuñu kokaalaan ñun xam ne li ñuy wax dañ ko ñun ñu ngi fii tekki xale yi kat ñu ngi noonu ñoom tukki wuñu defuñu dara te ñu ngi rëkk lu doy waar te ñu man maa ngi nii dama fee yàgg man gis nga situation bi ngay dund maa la ko gën a xam trop ndax damaa xam Europe maa xam Europe trop yow yaa ngi liggéey am nga sa dignité yaa ngi yéeg di wàcc liggéey bi metti na ci yow mais tu gagnes l'argent à la sueur de ton front tu gagnes ton argent avec dignité dëgg la même bu dee bariwul sax bari na sax ndax am na ñu ko amul dëgg la de waaw metti na de waaye muy de metti na moom man li ngay man détail yëpp laa xam kenn mënu nettali fii yëpp mais je comprends tout sur toi
dëgg Mais la ceux qui billaay parlent n'ont pas yaa compris. ko ne noonu Oui, billaay ceux qui parlent n'ont pas compris. Jàmbaar nga. je voulais parler avec toi en bas case de sang Waaw yow parce que jàmbaar nga j'ai besoin jàmbaar de nga toi waay. tu vas me donner Continue des noonu waay. conseils parce que tu donnes des conseils pertinents Mais bien sûr, moi, et puis moi, je suis même pas méchante. Je suis pas méchante. oui je sais Damay wax ça dëgg se bi rek. voit Mhm. Ok, dëgg à la plus tard. lu benn problème yaay kontaan naa merci beaucoup jërëjëf merci beaucoup mu ngi noonu conseil du doy nii la il faut être conseiller les enfants du noonu dans la vie Europe dafa metti salaire yi bariwul waaw yàlla baax na yàlla sàmm ñëpp du noonu Roxu acheté n'écoutez waaye yow xanaa koy acheté day fekk nga yor loo acheté yow moom naan ma Roxu acheté man de xam naa teg ngeen ma bët da ngeen a foog ne man yoruma sarab ndayam salaire bi ni muy ñëwee noonu lay demaatee kee naan acheté xanaa koy acheté day fekk nga yor kër kay xaalis a koy jënd yaa ngi dégg ay wax jënd ko wax dëgg yàlla yonent bi naan Roxu acheté lan laay acheté man de bu dee ay terrain 2,5 millions yooyu mën naa koo jënd te ba pare kat sama yaay ji namul dara sali la bëgg a rëkk man ne ko man moom amu njëgu sali waaye am naa ay njëguñ fee Thiès Mbambilor comme da baax tu gagnes 1 400 € quand tu travailles le moitié de temps dégg nga kii nii dégg nga loolu la ma bindal yow moom xam nga lépp mu ngi noonu de 1400 laay gañe de dégg nga kii nee na ma moitié temps bi ngay liggéey moo tax de xam nga ne 1400 bariwul chéri quand tu travailles le moitié de temps ndeysaan dëgg la kon kay naa yokk heure yi incha allah damaa bëgg a yokk heure yi nag mais damaa bëgg a bàyyi ba sama doom yi dëgër bu ñu dëgëree ma yokk heure yi def full side bu ko defee mu tane tuuti parce que fi mu tollu l'heure est très grave du noonu xaar sama chéri bi ñëw na xëy na day indi ndawanal li ma ne ko xëy na day indi ndawanal li wala li nga may jox ndawanal wax ko fii ci kaw sama noonu yëg ko xam ne am naa pro sama ndawanal daal ci tubaarikàlla sama pro bi yow de bokk pro yooyu naan damaa blessé ba wàccee def na la yàlla d'accord waaw namm tànk yi ba wàccee ma wàcce la da nga juum defaat demande yéeg xaaral ma wàcce ko wax dëgg yàlla nee naa pro boo koy tànn bu ko coppati pro boo ko xamee nii rek mu naan la damaa gaañu ci tànk dew ma entraînement bàyyil te xam ne kooku équipe ba doyatuñ ko dara ñum su 1400 €. Es ist einfach Reinigung. Aber du bist so Fliegerfachkraft. Lass die Leute reden. Ñums kein Problem. ngi noonu xam nga ne pro tubaarikàlla macha allah bu lay woon nii rek naan la sama tànk bi daa damm gii kooku xamal ne équipe bi amatuñ ci moom soxla waaye yow pro boo xam ne la chaque jour yaa ngi entraînement waaw pour yéen xale jigéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg ay faru pro boo amee pro nii mu naan la ay damaa damm ak damaa am blessure bàyyil mu dem te xam ne kooku dàq nañ ko yàgg na. man pro la. damay téega sa xonde Ousseynou Samba nga perte. dama ko limale mais doo ko wax. dama lay jox ay gaynde nga ne lan. te Pikine ñaata pro la am xanaa ma Pikine am na ay pro maa def ko rek. dëgg la nag da ngaa mënoon football ay waay Ousseynou Samba yaa ngi fàttaliku ba ngay dëbb gelawaa. barki Serigne Touba. da ngaa mënoon a football de doome xaraam ji football léegi nga mënoon. nga jógee vacance faa ma nag yaa ngi war a jógee vacance maa ñëw sa kër. dama lay ñuus te nga doon mel ni seringue. waaw Ousseynou Samba fàtte nga xoolal ba mu ñëwee Sénégal 2018 ñëw fekk la nga yor bitig bi en face Kër Maña nga yor bitig bi. damaa yàgg xosu de. barke Sëñ Touba nga mel ni Diallo. loolu di ma ko reetaan. mais Diallo laa doon koñ bi ñu naan ma Ousseynou Sam moo fi yor boutique. mais Diallo laa doon bañ de foofu. waa Diallo xale yi naan la Diallo. waa ci loo nekk nag waa doo góorgóorlu génn gaynde nga ñàkk ko. loolu laa xam nga yow xam nga lay jox gaynde yow yaa gën a xam foofu. wala yow benn taala ngi nii magu maam benn bi reetaan mais dara benn agresseur ngi doon dàq Sénégal. benn xanaa xamoo benn fii benn ci sama tim bi lay toog ci xolu laay. benn bitig lañ doon daaj mu ñëw taxaw benn bitig lañ doon daaj mu ñëw taxaw agresseur yi génne paaka di ko dàq. benn kat dafa ñemee te naajite bi benn de Ousseynou Samba lay yàq duul kat la. mais duul kat la de mu ngi lay yàq. xam nga ku neex Ousseynou Samba police. yii chaque jour moom mu woo ma naa ma jox ma numéro man woo ma numéro Ndeye Daba.
kookoo neex jox ko sama numéro waaye dama koo nam Samba police rek laa nam ma ñëw ba tey musuma wax ak moom Sénégal moom dañuy déggante des fois mais mi ngi jaay fëgg jaay yu garaaw nag yu garaaw lay jaay Sénégal kan Samba police yee bagage yu normal lay jaay Sénégal Samba yow nag yàgg naa jaay yooyu day jóge Colobane indi oo ak Zalña dafa yàgg de waaye lan luy loolu mais gars yi dugg ci live nan mag nga ñooñu xanaa du dof naan la ñooñu yow mag nga ñu foo nekkee mag maire bu tojoto bàyyi leen ci biir man yooyu dama ci débat des fois nga gis maire bu tojoto ñëw naan ma sama mag ji ma reeba keek ne ko kii xale bu ndaw bàyyi na ci dugg foofu dañ maa respecté bàyyi bi fii cadre laa fi xoolal bi fi jëppeel de may ñu sa xoon de waaw bàyyi ñu naan ma tataarot ñu naan ma ñoddi waa nag dangaa war a takk nag Ousseynou Samb nag may ma njëkke non waajalal yow mission ko ma la wax li ma la waxoon keroog noonu waaw maa ngi nii di wàcc sama guddi ngoon naa la woo ñu yaatal sori naa de waaye yow doo ñëw nga accomplir waaye yow kii def lan Delphine bu Omarium yow mii Delphine bu Omarium yow sama mbokk nga de ñaata mi da ngaa yàgg si njëg yi nag yow Delphine yow moom def bu Omarium yow loo bokk ak Omarium waaye yow loolu noonu yow tëgg ko non pare naa yow après naa la woo ñu yaatal ci loolu wala Delphine moom waaw woo ma ñu yaatal ñu ngi noonu nga takk jabar réew mi daanu waaw Delphine nuyu naa la sëñ Samb ci suuf amaloo ma benn njariñ yaa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm sama mag bi yow de sama mbokk nga loo bokk ak Omarium Omarium sama nijaay la ñun waay caajaay lañ ndeysaan waaw man kay dama laa gis rek xam man doomu tànt kii laa kër ñoom Dibor foofu noonu Dibor ñaan waaw ak Awa déggoo yenn saa yi booy naan rox su Pikine ma ne la rox su bàyyi di wax Pikine wax ak caajaay nga bokk dëgg la waaw fa laa bokk de sama yaay fa la juddoo waaw mais man xam nga man miinu ma fa xam nga Fatma moom moo fa miin ak gañaa waaw man miinu ma fa woon bu baax loolooy sama problème loolu la daaw ma fa ñëw lu bari yow suñu grand sœur nga loolu moom am na moom dëgg la bilaay grand sœur la Omarium ku baax Omarium ku baax la mais yaa ngi ci jàmm dëgg la maa ngi ci jàmm bu baax a baax ça va dëgg yow foofu nga dëkk kër Baye Mbayum nga dëkk wala déedéet ñu ne suñu cosaan saakom la mais léegi nag dañoo taxaw ci xaaxam noonu ok waaw mais Omarium nag mooy sama leader ci politique moom laay ànd sama nijaay la ndeysaan dëgg la ko ci sama ndeysaan ku baax yow de sama mbokk kontaan naa ci loolu yow suñu mbokk moo tax dañ lay suivre trop waa Caajaay chaque jour dañ boo taadee live dañ lay suivre ndeysaan waa Caajaay dëkk bu neex waaye yow ana Roqaye Caam amoon na kër ku neex ak ki daan jaay ton bi foofu ci koñ bi am na ku daan jaay ton bu xonk bi kan la ci moo côté garage bi wala ton bu saf bi rek sama kër maam noonu kër gi ci toppaat ñooñu sant Caam am na ku fa daan jaay ton bu xonk bu saf mooy xam mooy ci nekk ci boulangerie kii bi mooy boulangerie bi maire ba mooy fa ba tey